voilà amaat nañ mbégte yéen ñu ñuy suivre yéen internet yu saloumactu.com donc ñu toogaat ci seen biir émission sunu leader donc sunu leader nag comme ni ma leen koy waxee comme à l'accoutumée chaque jour dañuy dajeek ak benn leader politique waxtaan ci ay activité politique am waaye tamit activité politique yu gouvernement wala sax ci parti bu mu bokk loolu nag ci la ñuy gën di yëngu tey nag ñuy dalal comme niñ leen ko waxee rek Kéba Ba di responsable politique bu Nioro nekk fii ci parti bu APR. donc moom la ñuy fas yéene dalal nag daal di waxtaane wàllu politique tolluwaay réewum Sénégal donc lépp loo xamante ne nii rek jaaxaloon nañu yéen internet yu Saloumactu bu ngeen ñu toppee ci biir émission sunu leader donc di ngeen ko suivre bu baax a baax monsieur Kéba Ba nuyu naa la. fay naa la Amina maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm waa Saloumactu di leen gërëm bu baax di leen sant. man maa ngi tudd Kéba Ba di responsable politique à Nioro du Rip bokk ci parti APR di jàppale son excellence le président de la république Macky Sall. alors monsieur Kéba Ba donc ni nga ko waxee di jàppale le président de la république son excellence le président Macky Sall mais balaa ñuy dugg ci loolu dañuy dugg ci li nga jiite muy association des Saloum Saloum alors gis nañu toog ngeen bu yàgg ngeen am tuuti benn maanaam ngeen xaw a zappé donc lan moo waral loolu. waaw li tax ñu zappé. ku ne xam nga ne suñu association bi ñu koy wax association takku suqali Saloum ñu créé ko depuis 2010 ñu nekk ci doon bokk ndey bokk baay ñun doomi Saloum yi créé ko ci Dakar di def ay activités di def lépp loo xam ne day jur ci wàllu jàppalante li indi gelé activités yi nag lu simple la xam nga mbir boo li ñuy wax ne lu tekki am borom. ba ñuy créer association bi ñun rek ñoo ci nekkoon waaye tey li waral ñu jëlee activités yi mooy dafa bëri ay problème yu am ci mbiru association yi ñun tey takku suqali Saloum dem na ba Saloum tey boo xoolee y a plus de 10 associations yoo xam ne créé nañ leen ñu am même nom que même association takku suqali Saloum parce que. mais dogu ma la mais est-ce que du loolu tamit yéen seen ñàkk liggéey la est-ce que bu foogoon ne bu ngeen liggéeyoon mala ngeen def ci li ngeen war aussi du am yenn dispersion yi. waaw xam nga liggéey mu ngi toll ne benn nit mënul dara lépp lu jóg rek da nga ko war a bokk ak ay nit te ñun dañ oote ne kaa leen ñu bokk ndey bokk baay bu fekkonte ne peut-être ñàkk suñu liggéey rek la moo tax ñu créé mais demeewul noonu parce que mbiru politique moo nekk ci ginnaaw ruq bu nekk créé dégg naa fi ànd ak Saloum dégg naa fi ànd takku suqali Saloum dégg naa fi ànd suqali Saloum dégg nañ fi ànd takku suqali Sine Saloum yooyu yëpp ay association la yoo xam ne ay nit créé nañ ko te nag su fekkante ne benn ruq benn département wala benn diiwaan téeméeri association juddu fa mais dootul am sens moo tax man Kéba Ba ma reculer ci mbiru association yi teg ko fële parce que nag association li ko tax a jóg man li ma yaakaaroon ne mooy association mooy bokk day bokk bàyyi liggéey ci loo xam ne day développé dëkk bi mais am na yeneen ak yeneen yu ci xew yoo xam ne ñu ngi koy dégg moo tax man ma retiré wu ci lépp loo xam ne mbiru association la te nekk nag sama politique jàppale son excellence le président de la république jàppale sama askan aussi mën naa jàppale sama askan te du ma dépendre rek ci affaire association looloo waral ma gelé mes activités affaire association yi teg ko de côté parce que daal vraiment léegi li ma ci gis doxatul xeex bi bëri na ñu ngi lay xeex guddi di la xeex bëccëg vaut mieux daal ma retiré wu bàyyi association bi noonu. alors nga retiré wu bàyyi association bi yow yaa ko wax mais ñu ñëw tuuti ci environnementaliste bi nga doon alors Kaolack Nioro mën nañu wax ne gisuñu fi liggéeyu environnementaliste yi fan ngeen nekk véritablement lan moo tax doxul fii Kaolack. waaw xam nga dëgg la. doxul ni mu war a doxee c'est vrai parce que man je suis le superviseur national des écovigiles du Sénégal ñu nekk ci benn ministère boo xam ne suñu ministre di Abdou Karim Fofana ku ne xam nga ko vraiment ñu ngi koy saluer de passage ku ne xam nga ne bi ko fi président Macky Sall indi ak léegi ku ne gis nga changement bi am ci wàllu environnemental bi ci wàllu désencombrement bi ci wàllu hygiène publique bi ak lépp liggéey bu rafet gis nga ministre bi lim ci taxaw. dëgg la nag ku ne xam nga ne Kaolack Saloum nekk na dëkk boo xam ne vraiment dañ ko seetaan ci loolu mais aussi dañuy lancer appel di wax son excellence de la république président Macky Sall pour que mu bàyyi xel aussi Saloum ci wàllu environnemental ak wàllu cadre de vie bi parce que nag cadre de vie bi des na fi te loolu mënuñ ko imputer quand même suñuy ministre wala di ko imputer le président de la république
kooku yaakaar naa ku ñu koy imputé mooy ñi nga xam ne ñoom lañ fi fal ñu nekk ay maire ñoom ñoo nekk les vrais responsables ñoom ñooy yor responsabilité cadre de vie bu Kaolack Nioro Kaffrine ainsi de suite voilà. voilà ñu def sax benn transhumance dugg foofu nga jaar président de la République alors APR yéen seen parti bi bëri na coow ah yéen a doon bañ blanchiment d'argent les députés de l'APR ñoom ñooy def blanchiment d'argent Sidina Fall Bougazelli alors naka ngeen acquérir nouvelle bi. waaw loolu xam nga man moom wax dëgg yàlla nouvelle boobu li ma ko acquérir rek mooy bu fekkee niñ ko waxee doon la demee man rafetlu wu ma ko te yaakaar naa ne képp kuy sénégalais ak doomu aadama rafetlu woo ko waaye jàpp naa it ne président Macky Sall ku ne xam nga ne jikkoom ku ne xam nga ne rafetlu wul loolu te tamit santaane wu ko te ku gis ni mu ci comporté woo nga xam ne président du jàppale kenn koo xam ne yaa ngi def lu jubadi parce que moom ci boppam nekkul ci jëfi njubadi kon nag képp ku def loolu say responsabilité bopp la saako pombiteer lu mu baax bu amee benn pombiteer bu yàqu dañ ñaar saako bi yëpp te au contraire benn pombiteer rek la kon Seydina Fall li mu def di Bougazelli li mu def vraiment man mënuma ko parce que du lu ma teg suma bët damay dégg ñuy wax di expliquer ñëpp di ko justifier di wax waaw d'accord xam nga preuve à l'appui man fekkewu ma fañ ko jugé fekkewu ma fañ ko jàppee li ma ci mën rek mooy dégg nit ñi di wax presse bi di expliquer mënuma ko jugé mënuma wax ne lu am la wala amul mais daal li ma xam moo di su fekkee am na li mu def dara rafetu ci parce que nag réew mi quand même yu waar yooyu wartul di xew ci Sénégal te yooyu day yàq réew te wax dëgg yàlla man jàpp naa ne kuy def lu mel noonu daal war nañ la teg ci yoon bu ñu la jàppee dañ la war a teg ci yoon bu dee nag defu ko sant nañ yoon it def liggéeyam mettre ko mu kii daal man daal loolu laa gis. voilà bu ñu seetloo ak Aliou Sall Petrotim donc moom aussi ñu ngi si lancé ñu ngi ci loolu di lijjanti pare gu ñu Bougazelli li ñëw def est-ce que aussi APR am na organisation qu'il faut aussi tamit benn instant monsieur Ba. non APR am na organisation xam nga réew diriger réew du n'importe quoi ku ne xam nga ne réew aussi du n'importe comment lañ koy diriger mais aussi parti bi mooy comme li nga wax parti aussi dafa war a am chef APR suñu problème lenn la kenn la ñu am mooy suñu chef mooy le président Macky Sall te dañ ko war a déggal loolu mooy wàcc mais mënoo am sa kilifa ba pare sa kilifa joxe ndigal ne lii laa bëgg ñuy def ku nekk bëgg jël say responsable di def li la neex mais boobu tamit loolu rafetul. mais est-ce que jàppoon na yéen tamit jot na depuis fukki at ak benn 11 ans déjà APR Macky Sall rek moo nekk ci kaw amul kenn foo dem du am repère amul kenn ku xam ne moo mën a jiite APR alors est-ce que li daloon le président Wade aussi du leen dal APR li tax amul numéro 2 ba léegi. non xam nga APR mooy comme li ma la wax xam nga président Macky Sall dafa fidèle ci ay relations dafa sincère ci kàddu li muy nga xam ne ni moom lay dox ak ay wëllëreem bu ngeen seetloo gouvernement Sénégal ni muy déroulé. mooy Macky Sall dafa ànd ak ay nawle gañe réew mi ci sama gis-gis sama xool yi ànd ak ay nit ñu gañe Sénégal kon du jël tey APR favoriser APR à 100% mais kon bu boobaa nos alliés lu mel ni AFP lu mel ni parti socialiste lu mel ni yeneen parti LD ak ñeneen ñi nga xam ne vraiment c'est des gens yoo xam ne tey bokkul nañ ci ñi nga xam ne ñoo fal président Macky Sall kon président Macky Sall aussi du jël lépp luy responsabilité wala lépp di confier ko APR. question de responsabilité sax monsieur Ba mais tey yéen parti yi leen jàppale si biir Benno Bokk Yaakaar parti boo dem am na tëdd am na koo xam ne mooy leader mais yéen au sein de l'APR le président Macky Sall mooy leader amul keneen koo xamante ne mooy leader si APR mënuñu ko wax bokk. waaw mais loolu mënul xam nga président Macky Sall c'est vrai mooy leader mais parti aussi pour mu dox aussi pour mu am discipline il faut que ñëpp xool kenn. parti yu bëri li koy tas en général mooy numéro 2 numéro 3 numéro 4 mais président Macky Sall Sénégal la ko ñor c'est pas ay affaire de parti wala jël sama parti favoriser ko créer ay numéro 1 numéro 2 président Macky Sall li ko ñor mooy Sénégal du développer Sénégal moo tax xoolul ci ay numéro parce que tey boo créer numéro 1 créer numéro 2 mais ñëpp dinañ xam ne numéro 2 kii mooy nekk sa dauphin te président Macky Sall li ko intéressé mooy développement Sénégal nu Sénégal di dérouler moo ko intéressé. ça veut dire que kon wax yi fii numéro 1 numéro 2 yooyu yëpp amul solo soxna si
yooyu yëpp amul solo li am solo mooy na Sénégal émerge na Sénégal avancé nañu liggéey ñi fi teg aussi liggéey parce que président Macky Sall liggéey la santaane liggéey leen loolu la santaane kon ku mu fi teg da nga war a liggéey par contre problème bi am ci biir affaire yëpp coow li muy bëri problème bi yëpp leen rek la mooy dafa am loolu moom il faut que ma wax ko am na ñu teg ci yenn place yoo xam ne mérité wuñ sax fi ñu leen teg non parce que mérité wuñ ko li ñu leen sant defuñ ko. kii par exemple. kan nañ ci mën a citer tamit. xam nga bu ma citer. non boo waxee ne am na ñoo xam ne tamit ñu ngi toog ci foo xamante ne wóoluwuñ ko Sénégal weesu na lu foofu tamit war nañ leen fa mën a jëlee teg fa ñeneen. xam nga mooy li ma la wax loolu yëpp ñu nit am nañ droit di ko manifester di ko signaler di ko wax mais doo ne diw man du ma tudd tur te ku nekk xam nga ndax lañ la sant yaa ngi koy def wala defoo. déedéet duñ ma woo sax wax dëgg yàlla mais du ma tudd tur parce que tooñ aussi soo tuddee ay tur di lim di tudd ay tur yaa ngi tooñ te man bëgguma tudd doomu aadama di tudd mais l'essentiel daal li am solo mooy kuñ fi fal askan bee tax ñu fal la kon nañuy bàyyi xel askan bi di jàppale askan bi c'est ça mais seen bopp lañ fi nekkal. mais ñun ñu ngi si ñamale man ak yow doo nga non dama ne xam nga liste bi mooy li ma la wax rek ku ne tey am na ñoo xam ne ñu ngi may seetaan ci télévision laa toog di waxtaan am na ñoo xam ne ñu ngi may xool mais xam nañ ne ñoom seen bopp li may wax ñoom ñoo ko moom président Macky Sall du fu ne la mën a teew du fu ne la mën a yegg kon ku ci nekk képp koo xam ne doomu aadama nga ñu jël la fal la say biir nawle fal la say biir mbokk fal la say biir xarit ëppoo leen jàng ëppoo leen diine gënoo leen bokk ci kër gu baax gënoo leen baax famille peut-être président dafa am ci yow confiance jël la ne la dama la fal wàcce la sa askan li la war mooy ngay xool askan bi ci lan lañ nekk loolu moo rafet mais duñ ko def seen bopp lañ fi nekkal ñu ngi jënd seen 8-8 tabax seen étage askan bi soxla duñ leen faale chaque jour ma wax ko ñi mérité seen place yi ñi mérité ci yenn secteurs yi faale wuñ leen te aussi may wax di ñaan président Macky Sall élection locale yi nga xam ne aussi ñu ngi ko reporté d'accord lu rafet la pour ñu reporter ko c'est normal waaye c'est normal parce que nag président moo xam parce que dañ jóge ci ay élection présidentielle yooyu ñu jógee tey rafet na ñu pousse élection yi parce que xaju fi tamit ci Sénégal ku ne xam nga ne dëkk la boo xam ne mbir yi dafa doy waar kon il faut que ñuy xaw a soreel affaire yi. yow yaa ko wax peut-être foogoon naa ne sax yéen yow la sax Sénégal yëpp foogoon ne yéen d'accord ngeen ci coowal toxal ko wala ñu bàyyi ko ci date bi mu nekkoon mais c'est bon donc ñu jàll ci leneen. non may parce que su ma nee. d'accord naa ñu toxal élection yi mais aussi dama bëgg am na yenn maire yoo xam ne je préfère ñu yóbbu leen délégation spéciale. oui am na maire yoo xam ne nañ leen yóbbu délégation spéciale parce que seen askan suñu leen fa bàyyiwatee mooy toroxal seen askan yi am na maire yoo xam ne nag ñoom fii ba 100 ans 4 dimanche bu ñu leen fa bàyyee mooy intérêt seen askan parce que ñu ngi liggéey. d'accord léegi ñu jàll ñu des ci loolu ba léegi ak seen njiit yi tamit coowal 3e mandat lay bañ je sais pas tamit 2 mandats la war a am mais actuellement ku wax 3e mandat gars yi ñu limogé la mbaa ñu seet fuñ la làq gars yi kenn ñemeetu dox 3e mandat est-ce que yow sax di nga si wax. bon affaire 3e mandat man xam nga comme président Macky Sall xañ na am na ñu koy waxal am na ñu ko jege ñoo xam ne xañ na ñoom lay waxtaanal ci yooyu man affaire 3e mandat leeruma xaw ma ci lu bëri li ma leer daal mooy je suis militant du parti APR président Macky Sall laa àndal moom laay jàppale guddi at bëccëg. bu posé waatee candidat sax da ngay ànd ak moom. non bien sûr man su proposé waatee candidat damay ànd ak moom. monsieur Ba yéen noonu ngeen fi doon bañ en 2012. avec le président Wade tey ngeen ñëw seen leader bëgg mu ngi xeeñ daal en tout cas mu ngi xeeñ. mais yow tes propos sont clairs nga ni su fekkente ni doon naan nag 3e président bu Sénégal wala candidat pour 3e président du Sénégal da ngay ànd ak moom. léegi ana xeex bi ngeen doon xeex en 2012. man nekkuma ci yooyu man même bañ koy xeex ci temps wu Abdoulaye Wade man bokkuma woon ci xeex yooyu man dafa am loo xam ne du ma ko gérer man su ma ànd ak nit da ngay liggéey lu baax man da ngay liggéey lu baax laay toppatoo mais toppatoowuma par exemple ay génn man du ma génn ci mbedd bi di xeex di sànni ay xeer wala di def du ma ko def même bañ koy def ci PDS man daaw ma ko def bokkuma ci. au moins intérêt peuple bi. waaw mais intérêt peuple bi bokk na ci tey su fekkee man new ma ne président Macky Sall day am 3e mandat waxuma loolu mais dama ne la
intérêt Sénégal bu fekkente ne tey Macky Sall am 3e mandat mooy intérêt Sénégal man je suis pour Macky Sall am 3e mandat parce que fi mu teg tànkam di ko dox mais man séntu naa ne Macky Sall fa mu jëlee Sénégal ak fi mu ko indi coow lay fi ne rek waaye Macky Sall ku ne xam nga ne Macky Sall dafa liggéey Sénégal ku ne xam nga ko coow lay fi nekk rek ku nekk yor sa làmmiñ ci wax te li olof Ndiaye di wax ne tey wax ci génne yenn secret lu ne ngay wax ça veut dire que rek mooy lan bëgg a toog fi Macky Sall toog nit nag bëgg a toog fi nit ki toog bu mu tax kay créer di wax di n'importe quoi man Macky Sall su ne woon candidat la dafa soxla 3e mandat wax ko ma dégg ko ma ànd ak moom campagnal ko pour mu am 3e mandat mais comme waxu ko ma dégg waxu ko mënuma basé wu ci nit ñi pour di véhiculer ay message naan 3e mandat du ma dugg ci yooyu mais nag am naa suma sañ-sañu ko ne man Macky Sall laa àndal mooy suma candidat sur lépp moom laa àndal fu mu ma joxoñ fa laay xool lu ma def loo ma def parce que gis naa ne mu ngi liggéey Sénégal man je suis Saloum Saloum pur et dur je suis de Nioro Dirib Macky Sall laa àndal Saloum Saloum laa te li Macky Sall def Saloum gii tey nit falu na fi ay yeneen responsable nekk fi lu nekk ci Sénégal te defoo ko fi nañu waxante dëgg. alors may fàttali yéen mbokki internautes yi que yéen a ngi suivre seen émission sunu leader donc képp koo xamante ni rek annonceur nga mën nga rek indi sa njaay yaa xam looy jaay ñu tegal la ko ci table sunu leader donc yëfu leader la leader ngay mus di doon ngeen rek oote ci numéro commercial bi daw ci suuf donc monsieur Ba ñu continuer tey FMI génnee na benn rapport pour wax ni réewum Sénégal mu ngi góorgóorlu ci ay koom-koomam donc te bu yàggul dara def nañ fi benn xayma ñenn ci ñoo xamante ni ñii fi ñu toog ci seen place ay marché gré à gré rek la ñuy def donc yow est-ce que jàpp nga ne tey rapport boobu FMI génne amul lalu ci suuf. non xam nga mënuñ nag Sénégal suñ nee Macky suñ nee nguur gi def na erreur ñépp ne moo ko def waaw suñ ne nag nguur gi def na jéego avancé na mais na ñëpp ànd ne avancé na c'est normal man li nga ma wax ne yaa ma jox information bi maa ngi woon Saloum déglooguma ko gis xooluma ko parce que maa ngi woon ba Nioro semaine bi yëpp maa ngi Nioro donc information yi jotaguma ko mais FMI bu demee ba ku ne xam nga ne FMI ay nit lu nekk ci ginnaaw la dem dañ liggéey rek réew nag bu doxee FMI taxaw ne Sénégal mu ngi am ay jéego avancement mais loolu Sénégal dañ ko war a saluer waruñ fi nekk nag nit ki di liggéey des fois ñu taxaw ne doxut suñ ne doxut mais nit ñi ne gongo su ne dox na mais na ñëpp appuyer aussi tàccu ne dox na man loolu laa gis te loolu mooy dëgg. alors beneen question tey gis nañ ne ci ginnaaw tuuti bu ñu dellusee ci ginnaaw moom ki nga xamante ne nii mooy Aliou Sall affaire Franck Timis donc le président Macky Sall taxawoon ak pétrole bi Sénégal yëpp di yaakaar ne fayu courant moom dañ koy daal di sax nag doon loo xamante ne nii lu tuuti la as tuut la ñuy génnee pour fay courant tey le directeur Pape Demba bi tey toog na ne dañuy def hausse ci prix yi te bi yoon askan bi ñoo koy fay. tamit est-ce que jàpp leen ne yow sax laay wax est-ce que jàppoo ne tey coowul courant war na jàll ci ginnaaw Sénégal tamit yokk ak wàññi. waaw loolu moom vraiment Sénégal fi mu toll tey war nañu weesu yokk at wàññi parce que man sénégalais la néew di doole la sama courant su ma koy fay dama koy ñàkk pour fay courant kon loolu mooy li ma lay wax rek nañu bàyyi xel askan bi c'est très normal courant bi moom man ànduma ci yokk bi tey yokk ànduma ci ëllëg waaye nag état moom bu toogee xalaat na yokk bi mooy solution yokk man awma ci pour di génn di wax wala message bu ma ci jàllate mais daal li may ñaan mooy Sénégal comme pétrole am na fi loo xam ne ci ay jamono amutoon fi te wax dëgg yàlla gis nañ pétrole bi ci nguuru Macky Sall kon ñu ànd ak président Macky Sall nañ liggéey ba dimbale ko ba yu mel nii bu mu amati te yooyu yëpp bokk na ci jàppale président Macky Sall pour que Sénégal gën a émerger loolu laay wax. donc lan moo tax démocratiquement Sénégal moomul boppam pour que tey ñu gis Guy Marius Sagna benn sénégalais comme tous les sénégalais taxaw di manifester di génnee naxaram pour wax ne tey jii yokk courant bi neexu mu ñu jàpp ko yóbbu kaso. waaw mais bien sûr parce que xam nga loolu problème yu yoon la man Kéba Ba li ma ciy wax bëriwul parce que li ma ci xam bëriwul aussi parce que tey loi bi tax ñoom ñu jàpp ko mu dem ba grille di palais man gis naa ko ci réseaux sociaux yi laa ko gisee gis naa ko mu jàpp ci grille yi gars yi fekk ko fa jàpp ko loolu tamit
bokk na ci sécurité bi nga xam ne aussi il faut Sénégal di ko bàyyi xel loolu bokk na ci sécurité boo xam ne ñooñu ña ko jàpp ñoo ko xam man li ma ci xam bëriwul li ma ci def daal moo di rafetlu wu ma aussi booy manifester mën nga manifester parce que fu nekk aussi dafa am limite mën nga manifester fu la neex mën nga fa manifester mais aussi la ko yóbbu ba buntu palais man xaw ma ko aussi mënu ma ko justifier mënu ma ko ci leeral mënu ma wax ndax Sénégal moom na boppam wala moomul boppam loolu yaakaar naa ne yegguñ du loolu. mais xam nga coono dafa bëri tey te bu ñu wëññeekoo tuuti. Cheikh Bamba Dièye mais def na ko fi en 2012 dem na ba ci palais bi ba ci assemblée bi ñu voté mu takk boppam pour wax ne Sénégal moomul boppam et puis ñëpp dañ ko salué woon les opposants ñi fi nekkoon le temps Macky Sall et autres dañ ko salué woon tey ñu gis Guy Marius Sagna ñu genre patam patamee la quoi genre patam patamee yóbbu kaso parce que ñëw na ci buntu palais bi tamit. waaw xam nga Cheikh Bamba Dièye bi mu ko defee en 2011 la woon je crois 2011 xaw ma 2010 ba mu ko defee assemblée nationale mais niñ ko def Guy Marius Sagna noonu lañ ko def dañ ko jël dugal ko ci panier police yi yóbbu ko parce que moom mu ko defee woon assemblée nationale mais dafa am différence ci mbir yi kële assemblée nationale la ko defee woon mais kii dafa ñëw ba ci palais présidentiel bi dafay ko foofu donc yaakaar naa ne aussi jugement yi du ñu benn loolu mooy wax ci mais daal li am solo mooy Sénégal dafa am dëkk loi la dañuy bàyyi xel loolu liberté boobu ñu yaakaar nekku fi kon ni ku nekk lépp looy def am nga droit kaas li la métti am nga droit réclamer li la métti léegi yëpp am nga droit def mais aussi nga bañ a exagérer am na foo xam ne boo fa yeggee da nga fekk ka ko moom mu toog fa parce que nag Sénégal aussi dafa dëkk yoon la dëkk loi la coow li muy bëri dëkk bi dafa am yoon nañu respecté loolu te ñu xam ko Sénégal dëkk yoon la ku ci nekk da nga am ay limite am nga droit wax am nga droit Guy Marius bon man je ne aw ma trop lu ma koy kii waaye mu ngi ci réseaux sociaux yi di réclamer li koy métti mais aussi nag trop c'est trop dem ba ca palais présidentiel ba dem taxaw fa téye ci grille tamit loolu beneen affaire la loo xam ne man du man maa koy gérer. donc beneen question rek très rapidement seen ennemi laa ko mën a tuddee Ousmane Sonko de Pastef taxaw na assemblée nationale nee na réewu Sénégal maanaam ni ñuy jiitee wàllum énergie bi jaarul yoon ça veut dire que mooy expliquer ne Sénélec moomuñ seen bopp donc dañ leen tënk donc moom moo ko wax le président Ousmane Sonko moo ko wax donc yéen naka ngeen gisee déclaration boobu parce que des fois tamit ay propos day mel ni daf leen xaw a laal daal. waaw Ousmane Sonko xam nga moom du laal sax parce que li muy wax man moom la concerné. man jàppoo ne aussi li muy wax dëgg la. non man du ma ne dëgg la parce que soxna si man li ma la wax la man Sénégal man daal président Macky Sall lay jàppale. mais tamit monsieur ba jàppale président Macky Sall bi taxul aussi nga bañ a mën a analyser aussi nag li mu wax est-ce que tamit politique bokkul ci affaire Sénélec bi tamit. analyser nit booy analyser da ngay analyser ci li nga xam man je suis un diminué je suis un subalterne man dama am ay limites bëgguma wax loo xam ne Sénégal dañ may jéppi wala ñu mere ma ci loo xam ne damay wax te du ma wax dëgg du dëgg rek laay wax. Macky Sall laa àndal mooy suma président de la République mooy suma candidat sur tous les plans li ma leer ba leer mooy li ma mën mooy justifier ko ci li mu def ci Saloum def ko ci Sénégal te ma teg suma bët ma dund ko sumay mbokk Saloum dund ko suma mbokk waa àll bi ma xam li mu def ci Sénégal mu Sonko la muy wax beneen domaine la boo xam ne man maîtriser wu ma ko parce que tey la muy wax leneen la loo xam ne man xaw ma ci dara. kon su ma taxawee tey ci télévision ne day waxul dëgg wala moo wax dëgg wala non c'est-à-dire li mu wax nii di ko analyser damay fen te bëgguma wax loo xam ne du ma leer mais li am solo daal mooy président Macky Sall c'est le meilleur des présidents yi jot a jaar Sénégal loolu mooy man suma kàddu mooy li ma gëm man Kéba Ba loolu laa gëm te looloo am voilà. wala da ngay bañ rek Macky Sall daal lay woolu. déedéet Macky Sall su ma ooloo man Macky Sall xam nga man Macky Sall sama ànd ak moom man dama ko gëm rek te yàlla tax tey su ma oolu woon leen rek la mën su fekkee wax naa erreur dañ may woore dama li nga wax lu tax nga wax ko waaye teewul la ma wax dëgg rek laay wax Macky Sall dama ànd moom ci di ko liggéeyal nag bokk naa ci ñu koy fal bokk naa ci ñu ko fal ci Sénégal te dama koy liggéeyal te yàlla tax kon nag liggéeyal Macky Sall aussi du tax may wër di fen wala di wax nit ñi lu ma xamul wala di saaga nit ñi pour la du ma ko def li ma mën rek mooy waxal ko li ma ko xamal liggéey bu baax bi muy def dama koy wax Macky Sall dama ne la c'est le meilleur des présidents yi fi jot a jaar ci Sénégal c'est le meilleur
ndax li mu def ñun day Saloum nit ñi defal boobu comme neex nag bu la neexee nga wax le contraire ku nekk am nga droit wax li nga sentir waaye man li ma sentir laay wax waaye du ma saaga kenn it du tax ma saaga kenn du tax may attaqué kenn parce que bëgguma ko ma saaga kon du ma saaga kenn wala may waxal ni lu ma xamul. yow daal liggéeyu président Macky Sall moom convaincre na la. man xaw ma sax man lan la président Macky Sall jox gaayam quoi parce que yéen daal da ngeen toog di ko tagg quoi. du question tagg sax. non xam nga président Macky Sall man Saloum laa dëkk Saloum laa fii laa dëkk di liggéey di gis tey képp kuy Saloum bu fekkente ne am nga analyse te nga xam ne nii yow nit nga waaye xam nga ne Saloum li fi président Macky Sall def macha allah demal les routes yoon yi macha allah amatul fenn fooy jaarati léegi dem sa mbubb di poussière Sénégal émergent li ñuy wax Saloum émergent li des kay mooy ñi fi teg te wóolu leen jox leen ay responsabilité ñooñu ñoo war a dugg ci base bi booy dimbale askan bi ñooñu la seen liggéey des mais Macky Sall gàcce nga la am. mel na ni daal yow ñooñu moom cri de cœur ngay waxee ni ay liggéeyuñ seen bopp lañ fi nekkal. Saloum wala Sénégal. man xam nga Saloum laa maîtriser dew ma Kilikoro dew ma Tamba dew ma feneen Saloum laa yem samay leaderu Saloum yi nga xam ne fal na leen teg leen Saloum ñooñu laa mën a juger seen liggéeyuñ dara defaluñ askan bi dara aussi lu fi am Macky Sall la ko defal boppam moo jóg ñëw defal ko boppam waaye pour leader jóg ne maa defal lii suma askan amu fi tey demal ci yeneen dëkk yi ma jël exemple nga dem tey fu mel ni tey demal Caajaay le ministre Omar Youm li mu def ci dëkkam macha allah defar na Caajaay ba tey macha allah Caajaay yaa ngi fay gis lu ne tey demal Dakar nga dem département de Rufisque nga gis le ministre Omar Gueye li mu def tubaar fakkal la demal tey Farba Ngom man miinu ma demal Agnam man dew ma fa mais suma xarit boo xam ne suma xaritu benn bakkan moo yor say chantier foofu ngay développé di dox. donc yow daal da nga jàpp ne leader yi Saloum yi daal ñoo xaw a. ñoo liggéeyut leader Saloum yi liggéeyuñu moo tax Saloum tardé leader Saloum yi liggéeyuñu moo tax Saloum tardé soo ko waxee nag ku nekk di jóg di dal mais maa ko wax man Kéba Ba maa ne leader Saloum yi liggéeyuñu am na ci nag ay benn yuy liggéey waaye 60% yi liggéeyuñu. te bu ma président Macky Sall oo woon recevoir ma wax ko liste bi ne ko ñii bu yeboo ma dàq leen boo leen yaakaaree duñu la defal seen bopp lañ fi nekkal c'est ça la réalité. alors yéen ngi suivre ba tey émission Sunu Leader ak monsieur Kéba Ba donc monsieur Ba l'émission tire à sa fin donc ban sa dernier mot rek. waaw sama dernier mot rek di sant di gërëm ñëpp di leen gërëm aussi yéen waa Saloum Actu maa ngi leen di gërëm parce que nag ay Saloum ngeen te yéen a ngi liggéey bu rafet yéen a ngi wane lu baax li am ci réew mi yéen a ngi wane aussi yi nga xam ne ay jafe-jafe la ci réew mi vraiment tax ngeen message bu nit bëgg a jàllale te muy lu rafet yéen a ngi tax ñu koy jàllale kon daal di leen gërëm di leen sant di leen wax ne leen gàcce ngalaam jërë ngeen jëf. donc ñun tamit ñu koy jaajëfal moom Kéba Ba mi ñu doon dalal ci seen biir émission Sunu Leader waaye tamit di fàttali rek ne képp koo xam ne annonceur nga bëgg nga ñu jaayal la yaa xam lépp looy jaay mën nga rek jokkoo ak service commercial bu Saloum Actu ñu daal di lay jaayal sa produit ba mu jaar yoon nga daal di doon leader comme émission Sunu Leader waaye nag may jaajëfal xam ngeen ne bu ñu toogee fii ngeen ñuy gis rek muy taaru am na ñu jàpp ci liggéey bi ba mu mën a rafet Fallou Galas Touré mi nga xamante ni moo jàpp si liggéey bi ba mu mën a yemb ak bépp équipe bu Saloum Actu donc .com ñi nekk ci technique bi ñi nekk ci cadreur bi ñi nga xamante ne ñoo nekk commercial bàyyiwuñu kenn ñu ngi gërëm ñëpp di leen jox nag dikk daje beneen yoon ak beneen leader ci seen émission Sunu Leader ci biir Saloum Actu jërë ngeen jëf.